nuyu bu baax di leen gërëm ci kóolute bi ci Walf TV di gërëm bu baax Pape Maguette Gueye mi ngeen doon àndal sànq ba léegi ci xibaaru marax yi moom sax moo doon tëj partie bu njëkk ci l'édition du soir ñaareelu pàcc bi la ñuy door léegi liñ ci war a waxtaane war na ci bokk suñu gan Mamadou Goumbala la ñu war a àndal waaye boobu ba léegi dafa yegseegul ni ñuy def rek mooy wéyal waxtaane donc li nga xam ne mooy la revue de la presse africaine waaye balay booba ni ñu koy defee bés bi nag dañu ànd ak Assane Gueye ci seen rubrique Vue du Net mi ngi lay xam muy li nga xam ne moo gën a fës ci internet wala tamit ci réseaux sociaux yi Assane maa ngi lay nuyu. fay naa la Moustapha di nuyu mbokk yi ñuy seetaan. alors bala ñuy waxtaanee la revue de la presse africaine wala bokk revue de toute la presse en ligne ana tey lañ leen war a jàpp ci li gën a siiw kon ci li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi ak site internet. Moustapha li si gën a fës ñu koy commenté yi te itam di ko partagé moom mooy marche bi nga xamante ni organisation yi nekk si société civile bi amal nañ ko tey ci ngoon gi gannaaw bu ñu jullee ajuma ba pare li ko waral nag mooy ñaawlu nekkin nga xamante ni moom la ñu nemmeeku ci prison yi nekk si Sénégal ndaxte bokk na ci surpeuplement bi maanaam nit ñu bëri ña fa nekk ëpp li bi fa waroon a nekk ni nga xamante ni noonu lañ leen di téewee ci yooyu prison conditions yi nga xamante ni noonu lañ fay dundee muy mbir yoo xamante ni ñoom jàpp nañ ni dafa jéggi dayoo li gën a firndeel sax wala li gën a wundu boobee marche bokk na si doomu aadama yi fa ñàkkoon seen bakkan si fan yi ñu génn muy ñaari ndaw yooyu toll si diggante fukki at ak juróom-ñett jàpp fukki at ak juróom-ñeent nga xamante ni ñoo ngi ñàkkoon seen bakkan ci chambre 11 fii ci Rebeuss ñoom nag bi ñuy def seen marche bi tey yëkkati nañ ay kàddu di xam le ne rek slogan bi sax moom mooy Sénégal le Sénégal maltraite ses prisonniers maanaam Sénégal ni nga xamante ni moom lay yore ay ñi ñuy téye si kaso yi dañ leen di xooqatal di leen xorñañal maanaam yoruñ leen yorin bu jaar yoon te it ñoom ñi ngi wax ne li ñuy ñaan moom mooy ñu daal di indi ay mbir yu yees maanaam gën a rafetal gën a ñoŋal li nga xamante ni moom mooy nekk yi ñuy nemmeeku ci prison yi bokk na ci fanweer ak juróom-ñaari kaso yi nga xamante ni mi ngi am ci réewu Sénégal yëpp nekkin googu moom lañ bëgg ñu daal di koy indiwaat daal di dakkal li nga xamante ni moom mooy longue détention yi maanaam tëj la ay at yu bëri laataa ñu la atte boobu sax mën nañ la atte ne la defoo dara muy mbir moo xamante ni doy na war loolu bokk na tamit ñu daal di tëggaat li nga xamante moom mooy suñu yoon système judiciaire bi ndaxte ñoom gis nañ ni ay gàkk-gàkk yu bëri desee nekk loolu rek moom moo waral li nga xamante ne ñuy nemmeeku jafe-jafe yi am ci prison yi te tamit ñi ngi ñaan ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor yoon ñu daal di indi ay leeral ci li nga xamante ni moom mooy ñaari ndaw ñooñu ma doon tudd sànq te ñu ñàkk seen bakkan ca Rebeuss ci ab chambre 11 ñu daal di amal l'enquête boo xamante ni daal day indépendant benn enquête bu indépendant boo nga xamante ni dinañ indi dëgg gi fa mu nekk bu fekkee daa jar sanctionné ñenn ñu daal di leen sanctionné. alors pourtant ñoom dañu jàpp ne prison wu Rebeuss mooy prison bi nga xam ne moo gën a siiw ci Sénégal te ñu bari jàpp nañ tamit ne bokk na ci prison yi ci gën a metti ndax na fa nit ñee nekkee mais su ma comparé li nga xam ne ñi fay nekk moom la ñu wax ak li nga xam ne moom laa seetaan bërki démb su ma juumul ci Walf TV ak Pape Ndiaye ci émission Balance dama naan est-ce que du ñaari prison yu bokkul parce que j'ai l'impression que ne prison Pape Ndiaye wane filmé ci biir quand même ay am na effort yu ñu def pour mu gën a en tout cas gën a ñoŋ. Moustapha vidéo bi man li ma si jàpp rek moom mooy Pape Ndiaye dafa def liggéeyu journaliste maanaam demande autorisation ñu may ko bu dem filmer ji wane lan moo fa nekk waaye nag ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor prison yi daanaka booy ñëw dañuy waajal seen bopp yaakaar naa du lépp li nga xamante ni moom li fa métti mooy li fa ñaaw lañ lay wan dañuy defar rafetal ba nga xamante ni yow boo seetaanee da ngay doo gis ni li nit ñi di wax ak li nga fay gis du doon benn alors que ñi fa dund ay weer dund fa ay at ñoom ñoo génn nettali ne lii lañ fay dund ki fa mujj mën nañ ko lim ki nga xamante ni moom mooy Guy Marius Sagna mi nga xamante ni ay bés rek la fa def wala weer la fa def daal di génn waaye kàddu yi mu yëkkati moom mooy prison bu Rebeuss du sax pour mala yéen wul sax nga fay denc rawatina nag nga fay denc ay nit muy mbir yoo xamante ni war nañ koo xoolaat te benn la ci prison yi ndaxte bi taw bi amee rek war nañu ay image yoo xamante ni mi ngi jógee prison bu Kaolack li ñu gis foofu ay zinc ni ñu fa gis ci tabax day wane ni rek lii doon na mbir yoo xamante war nañ ko xoolaat te am nañ ci fanweer ak juróom-ñaar yoo xamante ni daanaka benn jagu si bi nga xamante ni ministre bi ñu yor wàllu yoon yëkkati ay kàddu jëmale ko ci wàllum ñaari doomi aadama yi nga xam ñoom ñoo ñàkkoon seen bakkan ci Rebeuss mi ngi wax ni fii ak weer dinañ tijji prison bi nekk ci Sébikotane waaye nag photo yi nga xamante ne moom la ñu wane ci prison boobu Moustapha ci loolu laa bëgg ñëw parce que prison bu Sébikotane prison la bu nekk en chantier c'est vrai mais soo gisee li ñu fa wane da ngay tiit yow déjà parce que da nga naan fii nan lañ mën a xalaatee tabax ko pour ay prisonniers parce que da ngay am impression que ni ay poulailler lax lañ tabax finalement. dafa doy waar Moustapha parce que boo xoolee da nga naan ñii fan lañ jógee ban at lañ nekk sax lañ nga njëkk a wax ban siècle lañ nekk. en tout cas du prison moderne comme yi nga xam ne moom ñu miin di ko gis ci réew yu mag yi. di ko gis ci réew yu mag yi rawatina ñu dem ba Diamniadio
àll baa ngi foofu suuf saa ngi foofu espace bi mi ngi fi pour tabax li nga xamante moom moo war bu fekkee da nga bëgg a modernité bu fekkee da nga bëgg a soppi li nga xamante ne moom mooy Rebeuss bi nga xamante ne jamono ji mën nañu jël na ñetti yoon li mu waroon jël ndax ñi ngi ñuy wax ni 600 jàpp 800 la waroon a jël jamono ji ñu ngi si ay 2600 donc doublé na ko triplé ko nga xamante ne moom nga bëgg a wàññi décongestionné ko indi yóbbu ko fële sa Sébikotane waaye nag foofu moo war a gën a ñoŋ prison yi nga xam ne moom la fi fekk ndaxte 1900 ba léegi ñu tabax leen mu nekk en 2019 ngay tabax lu yees yaakaar naa war na méngoog jamono. alors solution yi bari na yoo ci xam ne ñoom la ñuy wax état bi li mu gis pour solution en tout cas ci li ñuy wax ñoom mooy tabax yeneen prison moo tax ñu tabax bu Sébikotane mais ñu bari dañoo jàpp ne solution warul nekk foofu mais xool ni ñuy yóbboo nit prison au Sénégal dafa yomb bari na ñoo xam ne ñi ngi toog prison te xëy na mënoon nañu defee neneen am na ci réew yu bari yoo xam ne pour nga dem prison lu jafe parce que détention dañuy wax souvent ne exception la war a doon mais la liberté moo war a doon la norme. mooy norme yi ndaxte Moustapha forme de sanction yi war na bëri. war nañ la mën a sanctionner sans ñu yóbbu la casto travaux d'intérêt public mi ngi fi. d'intérêt général yooyu yëpp mi ngi fi te itamit li ñu war a xoolaat moom mooy saa su ne ñu wax ko juriste yi dañ koy wax défenseur des droits de l'homme yi dañ koy wax moom mooy pouvoir yi ñu jox procureur mënuñ ko ni ñàkk a wax saa su ne dañ koy wax ndaxte boo xoolee mandat de dépôt yi ni ñu koy joxee dafa yomb trop ñun ñii c'est-à-dire on est tous en sursis ku nekk mën nga xëy dem fanaani jëfa bi ñu jàppee Karim Wade benn avocat nee na ma Moustapha li ngeen xamul moo di ne nous tous nous sommes dans une insécurité judiciaire c'est-à-dire que day neex njiit yi rek nga dem prison neexu leen nga nekk ci liberté donc ku nekk ci liberté finalement dafa mel ne njiit yi la neex rek nga nekk ci liberté. daanaka boo xoolee boo jàngatee loolu ngay gis ndaxte loolu nag ñoom ñoo ko war a dindi diñ koy mën a dindi bokk na si li nga xamante ne moom mooy li jëm si wàllug ni ñu tëggaatee yoonu Sénégal am na yu bëri yoo xamante ne war nañu ko tëggaat ñoom ñi nga xam ñooy liggéey si yoon yëkkati nañ ay kàddu wax ko dégluwuñ leen dégg nañ leen waaye dégluwuñ leen parce que bu ñu leen déglu woon dinañ indi ay coppite ba tey nag coppite yooyu amagul muy benn boo xamante ne war nañ ko def tabax prison yi daanaka mën nañ ñu jéego bu rafet la ndaxte tabax baax na waaye tabax lu baax moo gën mën nga teg jéego bi waaye nag voilà na nga teg jéego boo xamante ne lu am yoon la bokk na te nit ñi ci àtte bu gaaw aussi pour ku ñu war a daan ñu xam liñ lay daan mais nee nañ sax Rebeuss gi daanaka boo xool ña fa nekk en détention préventive boo def nag ñoom ñoo ëpp ñi nga xam ne xam nañ ñaata at lañ fa war a tëdd alors mu mel ne également ce fait là commenté nañ ko lu bëree bëri ci réseaux sociaux yi commenté nañ ko lu bëri Moustapha si réseaux sociaux yi dañ ci jël yenn rek tàmbali ko ak Alioune Badara Mboup moom bokk na sax si ñi nga xam ne ñoom ñoo amal bi la doxu ñaxtu muy wax ni le Sénégal maltraite ses prisonniers ñun nag li ñuy laaj moom mooy fanweeri kaso ak juróom ñaar yi nga xamante ne moom moo nekk Sénégal ñu daal di koy xoolaat ni nga xamante ne noonu la ñuy yore nit ñi nga xam ne moom moo fa nekk daal di koy defaraat ba ñoom ñu mën a nekk si jàmm waaye tamit dakkal lépp lu jëm si wàllum longue détention maanaam téye nit ay at yu bëri daal di koy door a atte mi mbir moo xamante ne war nañ si dellu ginnaaw ñi ngi wax tamit ñu daal di tabaxaat yeneen kaso yu bees yoo xamante ni dina méngoo ak jamono yokk li nga xamante ne moom mooy gën a dëgëral suñu système judiciaire tëggaat ko ba nga xamante ni dina méngoo ak jamono te tamit am juge yoo xamante ni bokk na si juge des libertés comme nañ ko doon waxee waaye ne forum du justiciable ñoom loolu lañ proposé un juge des libertés boo xam ne buñ la bëggee yóbbu prison moom dina mën a décider ba xam jar na ko war a jaral de Moustapha juge des libertés li sax mu am solo si man sax moom mooy des fois da ngay gis ku demander liberté provisoire koo xamante ni moom si boppam rek caution la personnalité rek caution la ñu ne ko duñ la libéré c'est-à-dire ça pose problème te pourtant il y a des critères yoo xam ne boo ko remplir dañ la war a bàyyi nga ñibbi sa kër moom si nit ki rek sans moom si boppam caution la amul fenn fu mu daw amul fenn fu mu jëm ñu ne ko noo doo dem parce que bi si mujj boo liiree li nga xamante ne moom mooy Adama Gaye quand tu parles de lui en tant que journaliste on te dit da ngay défendre sa doyen ça n'a rien à voir et ça n'a rien à voir mais li ñu jël comme argument pour dindi ko ça n'a rien à du leen loo xamante ne mën nañu ko teg si ndodd ki nga xam ne moom mooy Adama Gaye te sax Assane démocratie yu mag yëpp délit d'opinion moom kenn dematu ci kas doon na mbir mu doy waar lool doon na mbir mu doy waar ñu wéy ba léegi ci Ousseynou Ndiaye la ñuy lire commentaire am moom bi muy commentaire mi nga nag li nga xamante ni bu ñu gisee li xew Rebeuss gis li nga xamante dégg tamit li nga xamante ne ñu fa jógee ñoom loolu la ñuy wax day firndeel ni rek jëwriñ gi ñu dénk ko wàllum yoon kàddu yi mu yëkkati woon boobu ba léegi dara du ci dëgg ndaxte relayé nañ kàddu yooyu sax si balance bi nga xamante moom moo mujj muy wax ni à chambre 11 dañ ko doon gërëm bi nga xamante ne moom jaar na fa di leen daal di jaale xës Thiam moom it commenté na jëmale ko si mbir mi waaye nag mi ngi naan li si gën a doy waaye mooy jamono ji nga xamante ni ñi ngi tëj ñii ñu tippee ay sàcc yu ndaw si ay mbir yu ndaw ndawaan ñi nga xamante ni ñoom ñoo ëpp li ñuy jël si koom-koomu réew mi saa su ne ñi ngi yaataay yu mbéy def li nga xam ne moo leen neex kenn du leen tëj dara du leen ci fekk Kumba Camara nekk yu nga wax nga dëgg sàcc yu ndaw yi ñoom ñooy dee ci prison yi nga xamante ni dara baaxu
si waaye ñi dippee sàcc yi à col blanc maanaam punkal yi dañuy def li leen neex daal di siy génn amul leen loo xamante ni mi ngi leen ni dina la ceen fekk. Maxime Sarr ne nag lii lu triste la lu doy waar la Mbaye Gueye moom it commenté na ne di leen ñaanal yàlla na leen yàlla jëlee si barke ak Serigne Touba. Amirou Sultan BD ne leen yàlla na leen yàlla teggil natt bi nga xamante moom la leen teg ñoom ñi ngi nekk ci prison bi. Aminata Ñilaan Faye ne lii nag day ndroog ni respecté wuñ li ñu naan dignité humaine maanaam nit jox ko gëddëm ba mu mat sëkk Moustapha. alors ma ngoog mu mel ne kon li ci ëpp soo rek mooy ñu xam ne ku nekk prison ak ku nekk liberté yëpp après tout être humain la et que dafa am benn dignité boo xam ne moom lañ ko war a respecter moom lañ ko ameen alors mënoon nañu waxtaane lu bari ci actualité réew mi tey di fàttali rek ne Mamadou Goumbala moo war a nekk suñu gan ñu ngi koy xaarandi boobu ba léegi yeggseegul su yeggsee rek incha allah ñu wéyale suñuy waxtaan waaye balay boobu ni ñu koy defee bés bu nekk dañuy dem seeti li nga xam ne moom moo gën a fës ci yéen kaay yi nga xam ne mooy feeñ ci yenn capitale Afrique yi waaye tamit fii ci Ndakaaru ci ànd kon ak Aïcha Diakhaté. dori ci yéenekaay Afrique yi ak lu sunu naataango yi nekkee ci Seneweb daal di xëy fësal di ab scandale boo xam ne daal dinañu koo tënk ci wàllu détournement ci ab collège d'enseignement moyen technique détails yi nag benn intersyndical bu école bële moom moo daal di joxoñ baaraama tuuma kenn ku fa nekkoon gouverneur bu Diourbel di Mamadou Moustapha Ndaw te ñu ko affecté jamono jile ca diwaanu Thiès ak benn inspecteur d'académie sortant Gana Sène ñaar ñooñu le lañu jàpp ne dañoo daal di luubal koppar gu toll ci 20 millions ak juróom bu leen Aliou Nguy Ndiaye joxoon ngir ñu daal di réfectionner établissement gi li mel gannaaw si loolu nag site bi àdduna bataaxal yi mu ngi ko jëlee ca source a ñuy xamle ne jëriñ gi ñu dénk wàllu karangi réew mi te mu jaar ca école woowule moo fa daal di amaloon tukkib nemmeeku ni ki samedi gi weesu ci noonee daal di xamle principal bi ni jot naa sax versé lu ëpp 10 millions ak juróom intersyndical bi nag di naqarlu bi ni mbir jàpp ne ñi ñu fi tudd léegi faaw ñu topp leen ci yoon jébbal nañ leen sax ab plainte contre X waaye itamit sàkku ci OFNAC mu daal di gëstu la xew ci collège boobule. gannaaw fukk ak juróom-ñaari milliards yu téléphone yu ñu tudd ci nguur gi ndax njiitu réew Macky Sall dina jël ay mesures ngir daal di nag tas wala yeesalaat wala defar lépp lu jëm ci wàllu facture d'électricité bi nga xam ne dikkee na état bu Sénégal lu tolloog juróom fukk ak juróom-ñaari milliards ci suñuy koppar loolee la su naataangoo yi nekkee ca Presse Afrique xëy samp ci biir xët yi daal di xamle ne nag bâtiment yi nga xam ne tënk na état muy bâtiment présidentiel primature ba ci ministère yi bu ñu ko dee xayma at bu jot dina dikkee lu tolloog juróom fukki milliards ak lu topp ci sunuy koppar loolu bu ñu ko dee xayma weer bu nekk wàllu facture courant képp diñ dikkee 4 ba juróomi milliards ci sunuy koppar état bi nag jamono ji di xool naka la koy wàññee ngir ñu daal di mën a nag sakkanal gafag ak nguur site bi di xamle ne jëriñ gi ñu dénk wàllu koppar moom moo jël en charge lépp lu jëm ci wàllu yeesalaatum facture ak rubrique budgétaire yi nga xam ne tënk na dépense yi ni mel waaye sunu naataangoo yi di xamle ne démembrement état boobule àddu woon lépp lu ci université école agence état ak hôpitaux yi lu muy consommé 20 milliards la at bu jot ci wàllu électricité ñu fàtte nag hôpitaux yi ñoom ñoo war a fayal seen bopp lépp lu jëm ci wàllu facture courant waaye yeneen ci des yëpp état bi moo ko war a gàlloo ci ndoddam jamono ji nag site bi di xamle ne ñu ngi xaalagum beneen décret wala beneen saytu ngir mën a xool ndax état bi itamit dina rationaliser lépp lu jëm ci wàllu facture courant ci réew mi vacances judiciaires yi mu ngay indil gàllankoor ñi nga xam ne ñu deskanub Sénégal Dakar ak ci mu daal di bind bi lépp xibaar daal di xëy fësal ni njàng meeg njàngale mi amee 3 weeru vacances noonee la justice itamit amee 2 weer vacances ndax jàpp nañ ne at bu jot weeru août ak weeru septembre li ñuy nemmeeku ne wàllu yoon da ciy daal di dem ak dikk day wàññeeku lool tax ñu daal di am ab vacances judiciaires waaye lañ ci mën a nemmeeku ni mooy palais de justice bu Lat Dior bu Dakar dara doxul tribunaux yi nag lu ca bëri fonctionné tul lépp dafa daal des ci tiroir yi tuuti magistrat nga fay fekk ki greffier ay conséquences nag mënu caa ñàkk rawatina ñi nga xam ne caabi da leen a féete ginnaaw loolee nag di ab xibaar bu yaatu bu su naataangooy nekkee ci dakaractu.com xëy fësal ci une tayam gilee Jeune Afrique moom dem ca réewub Maroc ni conseil régional bu bët Saloum bi moom moo daal di nag jëlee ndogal ci nguur gi ni jamono jile war nañoo mën a càmbar waaye légaliser li nga xam ne moo di mbayu cannabis yamba googu nag ñu fas yéenee bay ca diwaan boobule war na leen mën a dikkee ay koppar yu takko ci ay millions d'euros jamono ji nag ñu nekkagum ci càmbar ak xool ran la mën a jural
réewub Maroc. ñu jeexalee kook Algérie ak sunu naataango yi nekk ca wetam la ñu xëy fësal di xamle ne ajjuma gi lu toll ci ay téeméeri policier daan nañoo wër ci mbeddu Alger yépp ngir daal di xool ndax amul ay doomi aadama yuy indi fitna gannaaw ba ñu toogee di amalaat doxub ñaxtu comme nañu koy amalee ajjuma gu jot bi la yoon di ñaar fukk ak juróom-ñeenteelu ajjuma yoo xam ne dañuy dajaloo ngir daal di yëkkati la ñuy sàkku ci slogan yi nag ñu mën ci nemmeeku bëgguñu benn yoon état militaire état civil bu àndut ak benn gàkk-gàkk la askan wi di sàkku ci mbeddu Alger yi. ko digee woon Mamadou Goumbala mooy suñu gan tey ñu nar a waxtaane ak moom lenn ci ay ponk ci actualité réew mi Assane mu mel ne maa ngi wax sànq ne dañuy wax Mamadou Goumbala bu grand parti Mamadou Goumbala bu réew mi Mamadou Goumbala bu AFP ñenn ñi sax dem ba naan depuis quelque temps moom Mamadou Goumbala dafa commencé di jege ki nga xam ne mooy nguuru président Macky Sall ginnaaw bu ma la nuyoo lan nga ñu mën a leeral ci loolu. asalaamualeykum mbokk yi. bismillahi rahmaani rahim asalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin seydina muhammadin wa alihi wa sahbi salim li ma la mën a tontu ci loolu mooy AFP le 10 mars 2014 laa ci génne bi Moustapha Niasse improvisé espèce réunion ne AFP en 2017 boobu 2017 la du am candidat keroog laa ko wax la ma koy wax jël samay bagage plus tard ñu ne dàq nañ ñu te ñun dàqoon nañ suñu bopp ñu def grand parti grand parti bi ñu ko defee mandi ceeg Malick Gakou yéen xam ngeen ma ci plateau yeeg lépp défendre grand parti bi ñuy def investiture yi Malick Gakou def ma numéro 27 ma ne ko gannaaw yow li ma def ci parti bi yaakaar nga ne lii laa ci mérité kon ba wuti keneen ma wuti keneen ñu tàggoo boobu ba tey laa tàggoo moom deuxièmement après nag quelque temps après ma yor benn mouvement ba yàgg ma dem fekk Idrissa Seck ànd ak moom ba léegi it Idriss Seck laa àndal réew mi laa nekk ba tey Macky Sall musuma koo gis mas naa koo gis mais ba mu nekkee président ak léegi amul benn fu ma ko seeree loxo fu ñu tase amul benn ndawam bu mu ma envoyé am na ay gaayam nag yu doon ñëw ci man avant la présidence naan ma il faut nga waxtaan ak président nangam ak nangam ma ne leen li ma jëlee AFP mooy bañ a ànd ak Macky Sall donc bu ma dematee di ànd ak Macky Sall mais bu ma taseeg Sénégal yi lan laa leen di wax foofu fi laa toll ànduma ak président Macky Sall sur le plan politique nekkuma Benno Bokk Yaakaar nekkuma fenn maa ngi réew mi ci gannaaw Idrissa Seck. Goumbala nga nekkoon AFP fàttali nga ko sànq. jugee fa nekk ak ki nga xam ne mooy Malick Gakou jugee si loolu nekk ak ki nga xam ne moom mooy Idrissa Seck suba fan lañ lay mën a xaaree. est-ce que moom transhumant bi gën a est-ce que mën naa la wax leen. opposition garab la. fu ma neex ci garab gi fa laay tong mais li ma la mën a wax du ma dem ci Macky Sall. opposition fu ma neex lay dem. transhumé mooy. génn ci naaj wi dem ci ki am pouvoir transhumé bu ñu koy wax pël yi màngaan a tax. fu ñax am nga dem fa man nag fi ma nekk benn place bi la opposition laa nekk garabu opposition nag car bu ma neex ma daan. mais su ma déggee sa biir wax nga ne Malick Gakou dañu def liste mu teg la ci place boo xam ne da nga jàpp ne mérito ko. waaw mais dama naan rek moo ñi nga xam ne dañoo ne ci naaj bi neexul ñu dem ci kër gi ñooy am rek ñooy am appel. déedéet jëmuñu appel xam nga boo liggéeyee ba noppi. sëb cër ñu jox ko keneen. amul kenn ku mu neex. yow neexu la boo de. fii ba nga nekk bis buñ ne xamee ne li nga fii def ñu jëm koo suul nga dem dëgg la wala dëgg d'accord nag yow loolu laa def mais sauf que man politique way way politique déedéet benn la rek benn la nekkin bi benn la dangaa nekk fii ñu xañ la sëb cër nga dem ëllëg nga nekk fii ñu xam la sëb cër nga dem am ngeen benn journaliste maa ngi koy nuyu sama xarit la ki nekkoon Sen TV nan la tudd
sa morom la ah déedéet du Pape Alé mi ngi nekkoon Sen TV la nekkoon daan def émission Pape Cheikh Sylla nee na fii cër bi mu fi waroon a am dañ ko koo xañ mu dem te moi je suis d'accord avec lui Pape Cheikh Sylla est un grand journaliste et il a raison mais nag duñu boole mukk mobilité professionnelle ak transhumance yéen li ngeen di def jotewul dara yéen ko non man li ma def du transhumance ñun mobilité professionnelle moo ne ci presse bi foo nekkee fii li ñuy def gisoo ci sa bopp nga jël say bagage dem liggéey feneen mais parti politique parce que ñun amuñu militants yu ñuy rendre compte kenn ñun dañuy wut xam nga ku ngeen di rendre compte am ngeen ku ngeen di rendre compte votre conscience dafa am doole nit si disait que la conscience est la présence de Dieu dans l'homme dafa am doole may itam fu ma dem sama conscience la rendre compte mooy tax saa boo xamee ni bii parti bii lii la taxoon ma jógee AFP ku ne xam na ko on a fait un parti pour conquérir le pouvoir waa ji dem ba yàgg mu ne conquérir le pouvoir ñu ne ko ñun ñu bëgg pouvoir ñu ngi dem kii liggéey naa ak moom pendant des années te du fay dégg nga man assemblée nationale dégg nga grand parti waaw déedéet alors est-ce que kon mënuñu xaar ëllëg nga fi nga jaar ak Malick Gakou jaar fa ak Moustapha Niasse nga jaar fa ak Idrissa Seck. mën naa ko dem feneen mën naa nekk. Oui mën naa nekk bis boo xamee ni Idrissa Seck li may xaar ci moom gisuma ko. ma dem feneen. lan ngay xaar ci moom. Idrissa Seck li may xaar ci moom. mu nekk résolument dans l'opposition. génn di wax ak Sénégalais yi ñu ànd conquérir le pouvoir en 2024. kon kay mën ngaa dem ndax Idrissa Seck mën ngaa dem kon. ndax Idrissa Seck ba ñu jógee élection présidentielle ba léegi. kenn dégg ko mu wax ci problème bi. est-ce que mën naa la wax lenn ci Idrissa Seck. aywa. campagne électorale day jeex. Senghor da doon wax. le seul pays qui est en campagne électorale permanente c'est la France. bu ñu jógee ci élection ñi ngi campagne. Idrissa Seck am na famille bu muy dundal. am na ay mbokk am nay soxla mi ngi jaamu yàlla mi ngi liggéey mi ngi liir na Idrissa Seck mën a jóge ci campagne électorale fin février léegi ngeen di ko dégg tout le temps ci plateau télévision yi muy wax Idrissa waxut mais Déthié Fall a ngi wax kii ngi wax Asma Liga ngi wax jeune yaa ngi wax man maa ngi fii tey di wax mais Idrissa Seck mën na plateau bu rek mu taxaw fa rek mel ni dégg nga kuñ saxalub laa c'est pas possible mënul taxaw si plateau bu rek mais man na sur les grandes questions yi nga xam ne moo interpellé la nation mu yëkkati ci kàddu mais questions yi par exemple vous parlez du pétrole le premier à parler du pétrole accord gazier entre le Sénégal et la Mauritanie Idrissa Seck ci njëkk a wax dana gaz bi Sénégal la nekk mais il s'est trouvé que affaire bi am na ramification ba dem Mauritanie gars yi bënn ko Mauritanie ndax foofu la gën a jege mais bi ñuy séddoo 50 mais loolu c'est problématique Idriss Seck wax na ko waxoon na ci contrat yi c'est le premier à parler du pétrole et du gaz est-ce que bu noppee c'est pas parce que depuis quelque temps ñu ngi wax statut du chef de l'opposition ñu ne Idriss Seck comme moo jëloon deuxième à la présidentielle mën na ko am ba sax ñu bari jàpp ne moom mooy préféré wu pouvoir Macky Sall pour occuper ce poste-là. dama laa bëgg a wax léegi. Idriss Seck ñoo àndoon def campagne pour voter non ce texte-là. référendum bi. bañ koy def. man ak Idriss Seck ñoo bokk Idriss Seck Malick Gakou Mamadou Goumbala ñoo bokkoon oto. di def campagne pour le nom de la constitution. constitution bi Sénégal yee ko wote. Le chef de l'opposition est dans la Constitution. Ça devient une institution comme le président de la République. léegi nag y a pas de décret d'application ba xam nu mu war a def ak nu mu warta def. léegi Idriss Seck dem na élection nekk le numéro 2. avant les élections yi Idriss Seck nekk numéro 2 ci présidentielle li amoon na ay législatives. législatives il s'est trouvé que ay coalition moo amoon parti amutoon. c'était des coalitions. donc li moo ëppale mais c'était la coalition. C'était la coalition gagnante. Absolument. On a dit chef de l'opposition c'est pas la coalition gagnante. Normalement Idriss Seck constitutionnellement juridiquement il est le chef de l'opposition jusqu'à preuve du contraire. Non attends léegi nag bu ñu defee les décrets d'application est-ce que Idriss Seck dana ko nar a jël wala du ko jël Idriss Seck dégg naa mu wax ne lenn mandat boo xam ne bii c'est un mandat nominatif du pouvoir exécutif du ma ko jël mais mandat bu ma Sénégalais yi jox ma jël ko. chef de l'opposition Sénégalais yi ko koy jox. chef de l'opposition du nomination. waaw du nomination bu fekkee bëgg na ko. bu fekkee ne décret d'application. dafa wax ne ki jël deuxième. à la présidentielle moo koy nekk. waaw su ko décret d'application. waaw waxee Idrissa Seck la. donc décret d'application bi waxtaan la. alors waaw waxtaan la Macky Sall mënut a def rek def décret. assemblée dina ko il faut que ñu waxtaanee ko. d'accord ñëpp waaw c'est dans le dialogue politique. leneen loo xam ne aussi bala may jox Assane moom la ñu seetlu fan yëpp mooy crise bi nga xam ne moom lañ nemmeeku ci yenn parti politique yi. dal na fi AFP ca ba nga jóge ca. dal na PS jamono ji mu dal parti démocratique sénégalais est-ce que tey Goumbala yow mi yàgg di politique quand même. est-ce que du grand parti yooyu ñoo commencé di dee pour que leneen saxaat. gis nga
Diop. démb nga ma waroon woo. démb ci diir ak jaww. waaw ndax man damaa fekke 69 70 ba tey maa ngi politique. musuma cee am nag ndombo tànk mais musuma bàyyi. donc xam nga ne man du ma koy transhumé. mais crise yi am ci parti politique yi yëpp. chef yi yor parti politique yi ñoo gérer mal les partis politiques quand tu gères baal leen sax ndax kii bi. wala fi tool bi wax. parti politique c'est vrai que yaay yor kër gi. waaye nag da ngay waxtaan ak sa njaboot di lenkente du la neex def bu fekkee da nga bëgg tout le temps ngay def lu la neex gars yi dañ la fanaan ñukk parti politique yi da ngay dem nit day màgg. ba yàgg mu màggat mënatut a dem mu joxe. même bu dee sëriñ bu yor daara da ngay dégg léeg-léeg ñu naan ana sëriñ ba ñu naan ah sëriñ ba dem nga fa. waaye léeg-léeg rek mu ñëw tëralal ñenn ñi waaye xale yaa yor daara ja. loolu lañ dul nangu parce que parti politique yi ñu koy yor yëpp dañ koo def un moyen d'avoir des moyens. boo demee assemblée nationale Moustapha Niass bëgguma koo tudd sax. mais gis nga waaw mi ngi yor parti am mais gis nga fonds politique yi mu yor nanguwut a dem. fii mu ne s'il lui arrivait malheur. politique tax na mu dem. non attends s'il arrivait malheur à Moustapha Niass. parti AFP ça disparaît totalement. ndax gars yi dañuy xeex. defu fa kenn ragal naa ko déedéet. Tanor yàlla na ko yàlla yërëm. mais subitement il est parti. gis fekk amoon nañu problème. mi ngi ko Tanor mënoon naa teg un numéro 2 et le numéro 2 qui était le mieux indiqué nañ waxante dëgg c'était Khalifa Sall keneen newu foon. fii mu ne PS muy PS-u Tanor kenn newu fa. ils n'ont pas de présidentiable fii mu ne ci goutte lañ ne fan lañ jëm. parce que ils n'ont pas renouvelé wuñ. donc pour yow la solution mooy renouveler. dañoo war a teel a renouveler. personnel waaw da ngay war a teel a renouveler. Moustapha Niass li ma koy digal. ci sama mag. fii mu ne na teg un numéro 2 un staff boo xam ne bii fii mu ne bu dara amee ñëw ñu remplacer. li mel ne Aliou Sarr gën a jege. waaw gën a jege Aliou Sarr mënta dem. Aliou Sarr non Aliou Sarr amul bagage yu. Aliou Sarr moo jiite woon les cadres de l'AFP. nekk dara ministre gis nga doon na ko mais AFP ña fa nekk yëpp. xam naa nekk maire en plus. gis nga nekk na ministre nekk na dara. mais Aliou Sarr amul charisme diriger l'AFP amu ko bis bu ko defee AFP tas maa la ko wax. alors sànq bi mu ngay tudd ki nga xam ne moom mooy Khalifa Ababacar Sall. nga tudd tamit ki nga xam ne moom mooy Idrissa Seck moom la nekkal jamono ji ñu nemmeeku Idrissa Seck benn silence maanaam noppi ci mbir Khalifa Sall ba nga sax jur na ay coow si den biir coalition diggante Barthélémy Dias ak ñenn ñi nga xam ne ay réunionnistes lañ est-ce que loolu du jur góote seen coalition boobu ak locales yi di ñëw. est-ce que mën naa la wax leen. Khalifa Sall Idrissa Seck dem na seeti Khalifa mais léeg-léeg bu ko bëggee seeti duñ ko may autorisation. man j'ai une autorisation xañ na lundi prochain bu soobee yàlla ma seeti Khalifa Sall. mais Idrissa bu bëggee dem seeti Khalifa dañ koy xoolaat ak nangam ak nangam Sonko. barki démb bëgg naa seeti Khalifa Adama Gaye ñu bañ. loolu mooy problème bi te Idrissa Seck ak Khalifa. Idrissa Seck li ma Khalifa wax ci moom yàllaa tax may wax. Khalifa nee na ma ba ma xamee Idrissa Seck ba léegi lu ma wax def na ko dama lay wax leen ci Idrissa Seck. Idrissa Seck defaluma dara barki démb laa ñëw réew mi mais damay waxtaan ak nit ñi. Pape Diop xam nga ko. président Sénat woon. nee na ma Idrissa Seck ñaar ku ko ci wax dara yomal xiyam da nga ko war a laaj ak moom. jigéen ak xaalis. kan moo fi ne am pouvoir fii mu ne te waxuñ la jigéen ak xaalis nee na ma xaalis bi ñu doon wax Idrissa tout ça c'est des bobards. Pape Diop ma ko wax lu tax suñu classe politique bi très souvent ñooy tudd ci jigéen lan moo tax. Sénégal yaag ñoo ma yem Sénégal ñun ñëpp a yem ñun ñëpp a ci yem bàyyi loolu ñun ñëpp a ci yem xanaa kay ku tuuba ku tuubut la waaw ñun ñëpp ñoo ci yem jigéen ak xaalis ñun ñëpp a ci yem ku tuuba ku tuubut Idrissa Seck nag musu cee jaar te Khalifa Sall nee na ma Idrissa lu mu wax c'est du béton kooku nag c'est baaxut ci politique. Senghor dee na wax ma seule habilité c'est de ne pas être habile. politique mënoo lépp loo wax def ko Idrissa Seck nag malheureusement lu mu la wax gars yi ko xam nee nañ lu mu la wax dana ko def wala dana ko jéem. alors Assane il nous reste 5 minutes question d'actualité avant ñuy séparé wu. moom la ñuy jeexale ak wàllug li nga xamante moom moo xew si institut Sainte Jeanne d'Arc daal di ndaxte jamono ji mooy li ay di jàmbat ban jàngat nga si am bu fekkee ni dañoo nekk si réew mi am constitution maanaam école ñëw bëgg a teg règlement intérieur bu jëm si bu ji. règlement intérieur nga wax c'est à interne à Jeanne d'Arc. ku bëgg a muuru. xam nga man naaru daar man ko la l'islam noo ko indi Afrique fii fépp Arabie Saoudite lañ dem di jaar Turquie jaar Liban Charles Martel arrête l'invasion des Arabes en 732 jaar Espagne ñu làqee ñu Espagne ñu ñëw Maghreb ba ñëw fii ak Espagne
kenn gënumaa nekk jullit ci li ma yaakaar yàlla na ma ko yàlla nangul ko pour ça mais Jean d'Arc dañoo am seen règlement intérieur ku ci mën a soumettre xëyrun ku ci mënta soumettre nga abal leen école ba bu ñu fi indil de faux problème kër goo ci dem ci ñoo ñuy coow ko boo àggee est-ce que jigéen ñi muuru nañ te muuru jigéen ju am puberté muuru yonent bi la ko alxuraan wax ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neel say jigéen ak jigéen yi jullit yi ñuy muur seeni bopp est-ce que Sénégal ñëpp a ngi muuru ñëpp muuru wuñ kooku c'est un faux débat nañ ko fi teg mais bu ñu fi indil problème ku jël décision muuru est-ce que mun nga ko war nga ko tere lan ku jël décision muuru est-ce que règlement intérieur war na ko tere règlement intérieur bi def puisque constitution et que d'autant plus que ndaw si nee na femme bi wax la directrice nee na ku ci nekk jox nañ la règlement intérieur bi sa bay signé ko mais Goumbal est-ce que règlement intérieur boobu mën na nekk ci kaw constitution au Sénégal su fekkee ne constitution bi ñu yor quand même moo wax ne école yi amuñu droit di tere kii muy defe diineem nii wala na kooku man da nga maa laaj sama avis ma wax ko léegi je ne suis pas nekkuma conseil constitutionnel du ma premier ministre du ma ministre du ministre de l'éducation nationale da nga maa laaj li ma xalaat ma wax ko man sama doom bu fa doon jàngi dama koy muri wala ma wuti feneen du ma nekk di créer de faux problèmes et ça c'est des problèmes très sensibles gis nga problème mu diine ak problème mu tarixa ak problème mu ethnie nañ ko mooy Sénégal ndax daay la koo xam ne bu xisee tàkk rek musibaam waaw man loolu laa ci xam daanaka jeexal lañ Moustapha see nañ si ñaari simili moo des ñu egg si journal bi nga xamante ni moom mooy journalu Ramatoulaye journalu Khady Sylla bu fekkee mën nañ laal benn question politique rek laataa ñuy jeexal jëm si wàllu élection locale yi sànq maa ngi koy tudd tontu wu ma si woon ndaxte yaakaar naa coalition ngeen nekkoon yéen Khalifa ngeen dem si présidentielle ñu dem si wàllu local donte sax dàkkandir nañ ko ngeen ak tàmbali xeex te eggagoo leen si xeex boobu li ko waral moom mooy kaddu Barthélémy Dias ak kaddu ñenn ñu nekk ci parti réew mi yéen est-ce que am ngeen capacité ngir jële ji li nga xamante moom mooy local réew mi kan nga dégg mu wax ñun nous sommes est-ce que xam nga ne coalition boobu FRN bi nga dégg cette coalition là ba tey waa kër Khalifa ngi fi qui siège au dialogue politique te Déthié Fall mooy chef bi est-ce que xam nga ko waa kër Khalifa ils sont dans le dialogue politique Sarr il est là-dedans ak d'autres ils sont 4 ils sont dans le dialogue politique avec nous mais tout ça c'est une tempête dans un verre d'eau ça n'a pas de sens Khalifa ñi ngi wax ak moom di dem ak moom Khalifa est dans l'opposition ñi ngi dans l'opposition di xeex unis la main dans la main benn histoire amu fi Barthélémy Dias nag c'est son tempérament je le respecte beaucoup léeg-léeg damay jaar këram sax nuyu ko wax ak moom am na droit am avis mais nag avis bi boobu mu am il le partage avec très peu de gens parmi les amis de Khalifa et nous dans le Rewmi on s'inscrit dans une dynamique de l'opposition la plus large possible pour gagner les prochaines élections parce que kenn ku fi dem raw gàddu la doo am tous Macky Sall va encore prendre tout dana def élection ak ay mbuxumam ak son ministre de l'intérieur là lépp lay raafale ñu waaru loolu laa la bëgg a xamal coalition dong lañ mën a def génn ci te ñun ci coalition boobu la ñuy liggéey ci la Idriss Seck di liggéey ses proches collaborateurs yi ci la ñuy liggéey ndax man gisuma fi lu fi ñor bañ di ko xëccoo. d'accord coow dong ak métti ta fi ne. di ko sant di ko gërëm moom Mamadou Goumbala bokk ci parti réew mi nekk gànnu tey l'édition du soir Assane maa ngi lay gërëm bu baax léegi rek bu journalu français bi jeexee dañuy ñëw ñu àndaat waxtaane waat ko ci kàllaamay tubaab gën a am jot gën a yaatal yenn question d'actualité yi mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal lu baax di jaajëfal mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy gunge bés bu nekk ci technique bi léegi 20h jot na Khady Sylla la ñuy àndal ci journalu 20h bu ci paree rek incha allah ñëw yeggalee l'édition du soir jërë ngeen jëf ba ci kanam ak jàmm